asalaamaaleykum mbokki téléspectateur 3TV comme niñ leen ko doxee woon dig daje agsi nañ ci muy seen émission gàncax gi ñu dalal ci tey suñu gan bu ñu naan monsieur Nalla Mbaye di professeur histoire géo nekk ku nga xamante ni itam xam-xam dafa màcc ci wàllu développement territorial ak environnement nekk coordonnateur CAP nga xamante ni mooy collectif des acteurs pour la protection de l'environnement ci commune Gandon nekk itam responsable politique di ci yëngu ci mouvement boobee di ànd soxali suñu gox ñu am mbégte bu baax ci di ko dalal fii ci 3TV ci émission bi monsieur Nalla ñu bàyyi leen ngeen nuyu. Merci monsieur l'animateur ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu techniciens yi ak équipe bu 3TV yëpp di rafetlu invitation bi nga xamante ni dafa am benn dayo bu mag si ñun dem nañu ci plateau yu bëri mais bii dafa spécial parce que bii dafa nekk initiative locale maanaam ñun dañ ci bokk suñu yëf la moo tax vraiment nekk na loo xamante ni kontaan nañ ci dalal bi ñu dalal di nuyu population ak téléspectateur de 3TV. kon ñu ngi sant bu baax monsieur Nalla ñu ngi lay sant di la dalalaat ci barab bi dañuy tàmbalee rek ubbi suñu laaj jëmee ko ci gàncax gi ndax daf ci loo xamante ni mu ngi fi wër ñu ne fi war nekk njëriñ war nekk lu bëri te amaan ak saa fañ ci war a taxaw ñun nit ñi taxawuñ ci moo tax laaj bi ñu lay njëkk laaj mooy yow ci yow lan moo di gàncax ak lan mooy njëriñam ci jàmm ci dundu jàmm. merci yaakaar naa question bu am importance la parce que boo waxee gàncax xëy na ñun d'une autre façon sax mën nañu koy lié ak environnement donc mu nekk loo xamante ni nii suñ ko doon définir ci ni ñu ko jàng suñu tuuti xam-xam mooy lépp loo xam ne mooy li ñu wër wala lépp loo xamante ni nii ñu ngi koy laal wala di ko noyyi donc da ngay gis ni kon mooy lépp daal mooy li ci kaw li ci suuf ñun si suñu bopp si la ñu bopp ci gàncax kon yaakaar naa ni loolu gàncax mën nañ jàpp mooy yor dund doomu aadama te doomu aadama sax mi ngi ci biir kon pour doomu aadama dundam mën a ñoŋ ci fi mu nekk fu mu mën doon il faut gàncax googu am nu mu war a mel mooy dafa war am benn équilibre boobu bu fekkee ni amul rek day am ay jeexital ci suñu dund moo xam ñun doomu aadama yi moo xam bàyyi ma yi moo xam garab yi ak leneen ak leneen kon yaakaar naa ci gàttal gàncax mooy dund doomu aadama mën naa ko dund ci baat boobu mooy yor dund doomu aadama donc loolu laa ci mën wax pour l'instant. jërëjëf suñu Nalla ci tontu bi buñ la déggee gàncax mooy dund doomu aadama wax nga itam ci solom wax nga ci ne tey moo di lépp li nga xamante ni wër nañu ci li ci kaw ak li ci suuf ak saa comme tey buñ la doon laajaat tey maanaam fii ci suñu jigéen bi wala commune Gandon d'une manière générale gàncax gi jan jàngat nga ci def sa dëgg-dëgg gàncax gi. waa fii si suñu gox di commune bu Gandon suñu defee diagnostic environnement bi dañ koy jàngate ci ñaari fànn benn bi mooy am na ay richesse yu bëri yoo xamante ni ñu ngi fi maanaam ay potentialité jëm ci wàllu boobu parce que ni mu bindoo la commune bi yaatu na ci zone rurale la nekk garab yi bëri nañ fi ressources territoriales yi bëri nañ fi donc mu nekk loo xamante ni nekk na loo xam levier boo xamante ni moom rek daanaka buñ ci sukkandikoo dëgg topp ni ñu ko war toppatoo suñu développement commune mën na sukkandiku ci loolu kon ñu gis ni
nekk na ressource boo xam ni xëy na toppatoo bi ci war dëgg des na loolu mooy beneen jàngatu beneen pàcc bi mooy ginnaaw ni mu nekkee richesse gis nañu ay gaañu yoo xamante ne ni moom la état wu environnement bi nekk fii suñu te ci yooyu am na ci firnde yu bëree mën nañ ci tënk soo jëlee wàllu mbalit muy benn pollution des ordures gis nañ ni nekk na loo xamante ne ni ñu fiy def dégâts yu bëree xëy na dinañ ci xuus ci biir soo jëlee wàllu extraction de sable parce que gis nañ ko xëy na nit ñi dañuy jëfandikoo suuf suñu dëkkuwaay pas ñun ñi nekk fii sec mais li ñu wër yëpp ndax tey commune Gandon fi mu nekk dafa ceinturé commune Saint-Louis muy nekk commune bu mag bu yàgg bu xamante ni nii màgguwaayam jéggi na dayoo mais tey bu ñu xoolee ay at ci kanam yàgg na laata ñun sax ñuy judd bépp carrière bu mës a am pour alimenter Saint-Louis te commune Gandon te cib boobu ñu koy cib day am jeexital après si environnement donc muy beneen jàngat boo xamante ni donc dañ ko ciy génne. am na aussi la déforestation maanaam coupe abusive dagg yi ñuy dagg garab yi xëy na tey boo duggee ci àll bi jamono bii doo ci mën ko mën sentir parce que jamono nawet lañ nekk dafay gis ni àll bi verte na mais teewul ñu ngi koy dagg boo xamante ne ni encadré wul kenn waxul sax kenn warul dagg garab parce que xëy na yàlla daf ko wàcce ay garab pour ñu ngi di si jëriñoo mais suñ ko daggee am na beneen côté boo xamante ne ni war nañu fexe ñu toppatoowaate moo xam ñu dagg reboiser encadré que nii lañ koy defee ak donc ñu gis ni yooyu yëpp aussi nekk na loo xamante ne ni des na ci wàllu aussi dégradation de l'environnement bi am ci gox bi day laal nappe phréatique yi parce que comme ni ma la ko waxee environnement nekkul rek liñ ko leen jàppe comme ñun ñi ci kaw suuf nii dafa air bi ci environnement bi la bokk suuf si sous-sol bi ci environnement bi la bokk donc te yooyu yëpp boo xoolee am na ay gaañu yoo xamante ne nit ñi ñoo koy def mooy li ñuy tuddee les actions anthropiques nga xamante ne nii doomu aadama yi ñoom ñooy def loolu donc ab yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii mën nañ ko lim fii ci gox bi bokk na ci salinisation des sols maanaam xorom si yéeg xëy na xorom ñu waxee xorom xëy na dex yi taxul ñuy wax suñu xorom yi ñuy utiliser maanaam ci suuf yi ndox mi ci suuf day am xorom soosu lu mu gën a yéege ci kaw day am jeexital ci bay ci rendement bi gis nañ ni année yu mujj yi depuis les années 2000 dafa gën a tar te li ko waral bokk na ci brèche bi nga xamante ni ubbi nañ ko fële ci Saint-Louis hydrobase brèche boobu jaxasoo bi ndox bi jaxasoo ak géej gi mooy tax xorom si day gën a yëg donc ñi ne ci tool yi dinañ ci xam dara bu ñu demee tey zone de Gandiol gis nañu rendement yi doon am amatul donc xorom si ñu ngi gën a yëg donc muy ay ñu identifier ay formes de dégradation yoo xamante ni nii yu bëree donc yooyu xëy na mën nañ ko ci tëgg boobu pollution sonore mi ngi fii usines yi nga xamante ne nii dañuy indi ay dégâts jëm ci wàllu odeur yi ñuy noyyi air bi ñu ngi koy polluer yooyu yëpp maanaam daal ci tënk soo jëlee commune Gandon comme dans toutes les communes du monde aussi wala ci adduna bi presque forme de dégradation de l'environnement yëpp identifié donc muy wane ni donc war nañ ci am beneen taxawaay war na si am ay jéego yu bëri yoo xamante ni war nañ ko ci mën def pour ñoŋal suñu dund fii ci commune bi. jërëjëf sëñ Nalla ci tontu bi daanaka leer na am na solo jàngee nañ ci bu baax léegi action anthropique yooyu noonu nga xamante ni maanaam mu ngi bàyyi ko ci nit di dal ci environnement bi loolu tey buñ ko doon xayma maanaam jël benn tàmbalee fa kañ lañ koy tàgg. waaw loolu mën nañu wax sax ni mook dundu doomu aadama yi ñoo ànd parce que bu ñu xoolee
xëy na yàlla wàccee na doomu aadama yi ci suuf teg leen ci niveau boo xamante ni tegu fa beneen mbindeef ñu intelligence bi ñu am mën a not bàyyi may mën a not jaww ji lu nekk lu koy def donc action boo laal rek am na lu mu yàq ci jaww ji tey par exemple bu précis lay joxe ki yor toolam war ko aménager dafa ñëw fekk mu nekk àll am ay garab yu fi nekk am ay ñax yu fi sax mais pour mu mën ko jëriñoo il faut mu aménager ko day dagg garab yi da koy bay déjà buy def loolu suñu xoolagulee jeexital finalité ba déjà mi ngi dégradé environnement bi mais il faut mu def ko parce que ci loolu lay dund léegi nag dafa war am compensation bu dindee loolu di jëriñoo àll boobu pour mën a dund am na en contrepartie lu mu war defaat ba war ko ñoŋalaat kon ci gàttal bu ñu jëlee question bi action entreprise yàq-yàq yi nga xamante ni nit ñi ngi koy causé ci environnement bi loolu mook ñëwu doomu aadama sax ñoo ànd ci biir suuf parce que dès que ngay dox rek yow yaa ngi am yoo xam ni ci jaww ji ci écosystème bi lañu bokk te yéen a bokk àdduna bi mais yaa ngi leen di gaañ mais nag mënul ñàkk donc li ñu war a fexe mooy fexe comme loolu mënul ñàkk équilibre bi am dañuy yàq mais dañuy defar pour équilibre am parce que déséquilibre bu amee rek mooy indi dégâts yi ñuy gis tey dem ba ngay xamante ni au lieu nit ñi jëriñoo ko nañ ko war a jëriñoo day nekk loraange maintenant dellu si waat si dellu si suñu kaw donc bu ñu ko spécifier dans notre zone fii ci commune Gandon bi ça dépend ci forme yi comme ni ma la waxee am na yoo xam ni yàgg na moo ko dund doon mais am na yoo xamante ni c'est récent suñ ko conceptualiser fii ñu nekk nii tey su ma jëlee wàllu pollution des ordures tey biñ ci gën a frappé mooy centre d'enfouissement teg moo fi def ay nit ñun ñoo ko fi def donc ay action anthropique yoo xamante ni nit yi ñoo ko fi def te bu ñu xoolee bi ñu ko fi installé le temps ñuy mettre en œuvre projet ñuy xalaat projet bi ak commencé ko dérouler 2004 jàpp 2008 officiellement la ubbi kon c'est une action boo xam ne c'est contemporaine donc muy wane ni donc am na ci yoo xamante ni nii yu yàgg la moom duñ doom yaa am na ci yoo xamante ni nii nag c'est récent ñun ñoo ko créé loo xam ne yàggul dara bokk na ci exemple boobu ma la ci wax bokk na ci carrière yi ñu ubbi pour di tabax suñu kër yi ak yooyu donc salinisation bi ma la wax ni muy yokkoo brèche bi yàggul c'est en 2003 donc ñu gis ni année yu mujj yi presque 2 décennies yi mujj yi 20 ans yi mujj yi ñu bëri accéléré nañu daal yàq bi nga xamante ne ñu ngi koy yàq environnement bi fii si suñu te bu ñu xoolee environnement dafa nekk pilier boo xam ni dafa fondamental ñun mën nañu ko tuddee ci tënk que ni c'est gage du développement durable donc environnement mooy pilier bi nga xamante ni tant que jàpp ñu ko dañ ko war a jàpp dañuy sonn rek mais développement moom ce développement ñetti piliers yi ñoo ko tënk économie suñu koom-koom social suñu jokkalante dimbalante ak loolu mais ak environnement boobu nag moom la ñu sàggane woon moo tax année yu mujj yi borom xam-xam yi génnee concept bu bees tudde que développement durable mais ñëpp d'accord nañu tey développement durable boobu pour mën am dëgg environnement muy pilier essentiel sinon mën nga liggéey am alal am koom-koom mais yàq-yàqu environnement yi bu ñëwee dana laal sa santé dana laal sa dundin bala nga amoon day seeyaat donc muy dellu si waat ci concept émission bi et donc gàncax googu tey buñ ko toppatawee moom mooy yor suñu survie ci kaw suuf. jëf si naa la tontu bi am na solo daanaka leer na macha allah léegi tey action anthropique yooyu noonu maanaam jàmm wala boog nit ñi di def lu jëm ci environnement ni nga ko andee nii leeral ko nga xamante ni dafa ànd ak dund nit itam nit ñi itam ci seen ñoom ñoo ko sooke yi tàmbali bi nit ñëwee yi itam jege comme ni nga ko waxee ndax tey suñu gox bi comme yéen nekk sur le terrain yëngu di fay ay mbir ndax nit ñi ñu ngi am conscience
ñu ngi bàyyi xel ñoom loolee leen nga xamante ni ñu ngi koy causé environnement bi. Très bien, merci. Vraiment, question pertinente la parce que comme ni nga ko waxee yàq-yàq sax mënul ñàkk mais est-ce que nit ñi conscient nañ ci loolu ñuy def donc loolu mooy moo tax dafa de question bi nga laaj ni dafa nekk loo xam ni man en tout cas en tant que environnementaliste intéressé na ma loolu parce que dañu gis ni dafa mel na que li ëpp si doomu aadama yi que muy Gandon wala feneen loolu dérangé wu leen lool dafa mel na xamuñu ni seen existence ci kaw suuf tey dafa dépendre ci loolu parce que da ngay gis tey ci biir kër yi sax ni ñu war saytoo hygiène bi ni ñu war saytoo suñu environnement amul ci biir dëkk yi la même chose même les autorités parce que dafa nekk loo xam ni affaire population bi dafa mel na que ñoom conscient wuñ ci loolu da ngay gis ni dañuy dem di joxe seen ay soxla di dikk te sóoraale wuñ ko ci biir kër yi ci biir village yi et même les autorités aussi autorités yi ñoom ñoo waroon wëlbatiku sensibiliser population moo tax nit ñi yëngu ci wàll woowu surtout dañuy tiit moo tax dañu jàpp ni amuñu droit toog parce que comme ñoom yàlla dimbali nañ ci loolu la ñuy gëstu am nañ ci xam-xam kon ñun ñoo war jóg tey dem ci population bi dem même envers les autorités parce que léeg-léeg nit aussi mën nañ ko jiital te fekk du am compétence yi mu war a am ci domaine yëpp ba mën si yee nit ñi kon ñi nga xam ne nekk nañ spécialiste wala ak expert ñoom ñooy xam nan la ñuy mobiliser les acteurs sensibiliser population yi pour ñu xam déjà dégâts ak risques yooyu nga xamante ni moom la leen di yàq di ñuy yàq environnement bi di leen jural ba pare ubbi ay buntu solution pour mën ko sax